ba faw mën duñ ko fay baraw Thomas Sankara gisoon na bor ñuy sànk ñoo la élevons la tête on ne vit pas on s'accroche on ne vit pas on en souffre pax bii gën a xóot amatuñu ndox mu tey jàngoro yi ñi ngi rey xale yaa ngi def xiif jaar bro dul gis annulons la tête jaar bro ñu lay jaar bu wér di leen jaar yéen ñëpp jaajëf Ousseynou Thiam ziar Rabi Sey la Lion de Saint-Louis dimbal gi may Thiès Diène merci beaucoup dugal ci pax merci Thiès bii gën a xóot waaw amatuñu ndox mu tey soldaaru xorom ñi ngi rey xale yaa ngi def Viviane Safi ma sœur di la gëm di la béggee lu bëri ma sœur Viviane di leen béggee waaw Rabi Sey waaw nga ni monsieur lacrymogène waaw jaa ngeen jëf sama gars yi génn si leen ñu waxtaan génn si leen ñu waxtaan génn si leen ñu waxtaan tey dañu war a waxtaan parce que bii waxtaan bu am solo la ndax mën naa am tey ñun ñi ñëpp ku nekk tey bu fekkee ni li ñuy bëgg amul man mën naa wax ni tey bokk naa ci ñi nga xam ni ils sont prêts à faire le sacrifice te live bi may def dafa am solo parce que jàpp naa ni mën naa bokk nekk ci samay mujjanteelu live jàpp naa ni mën naa nekk ci samay mujjanteelu live bu fekkee ni Macky Sall bëgg naa def li muy def parce que duñ ko ko may waaw na ñëpp génn ñu waxtaan ndax live bi tey dafa nekk live bu am solo ci man ndax tey liñ doon woote ñun ñëpp dañoo jugmal bis boo xam ni bés la ci bés yi bés la ci bés yi kon ñun ñëpp tey war nañu mën a waxtaan war nañu mën a waxtaan tey ci live bi ndax dañu nekk à l'approche d'un jour historique et je pèse bien mes mots jour bu historique muy le 19 avril doon jeudi te bu ñu xoolee ci histoire jeudi jour boobu dafa am lu muy symboliser am na lu muy symboliser bu ñu waxee talaata am na lu muy symboliser bu ñu waxee jeudi am na lu muy symboliser ci monde bi te madame Diop madame Maïga Ngone Ndiaye yéen ñëpp ñu ngi leen di béggee les patriotes waaw Kevin Tevez donc ñi ngi wax na ñëpp génn ñu waxtaan parce que live bi tey ku nekk mën nga ko def ku nekk fa nga toog am na loo yëg mais dafa baax tey ñu def live bi mu doon live bu historique boo xam ni li ñuy wax xas parce que bu ñuy wax xas Lat Joor ba muy dem guerre dafa toog dem ci Cheikh Ahmadou Bamba ni ko Mbàkke ñaanal ma mu ni ko donc loolu dafa am solo dama ni Lat Joor ba muy dem ci guerre ba mu doon mujjeelantalu kombaam dafa ni xaaral ma dem ci Cheikh Ahmadou Bamba mu ñaanal ma mu dem ci moom ni ko Mbàkke damaa bëgg nga ñaanal ma mu ni ko Jóob dama yaakaar ni mën ngaa toog ma ñaanal la nga toog fii nga am li nga bëgg mu ni ko Mbàkke déedéet ñaanal ma rek ma dem ndax xas naa ba pare
xas soo ko déggee ci Kajoor fii ñu dëkk mooy nit ki décidé na toog na ci mbooloo mi wax te dafa am solo te bu ngeen xoolee dama bind ci sama post ma ni je donne ma vie don à la nation à la patrie am na solo peut-être ñu bari foo lañ ko jàppe mais jour boobu dafa am solo ci ñun képp koo xam ni patriote nga te nga xam ni tey Sénégal ñor na la tu es interpellé parce que du yomb mais on est prêt à payer le prix fort pour que ñu respecter suñu constitution ndax ba ñuy xeex 2012 Mamadou Diop di ci bàyyi bakkanam ak ñeneen ñi di ci bàyyi seen bakkan xeex bi la woon touche pas à ma constitution tey 6 ans après ki nga xam ni jiitalo suñu mbébét boobu ñu doon wax touche pas à ma constitution dina lire le message du peuple. Je me rappelle jour bi ñu falee Macky Sall le matin 7h mu doon un lundi dama bind benn post dama def benn post sama compte Facebook ku ci dem remonté di nga ko gis ma remonté boo remonté ba ci kaw di nga ko gis ma ni ko bind ko lii laa ko bindoon Macky Sall faluñu la dañoo folli na nga déchiffrer message du peuple bi defe naa ni boobu doon naa xalaat jour bii même bu fekkee am nañu déception mais dafa am lu am solo Lat Dior jour ba mu waxee xas na ba pare xam na bu demee la ko fay fekk ñun ñii tey di dem le 19 avril on se prépare à tout à toutes les conséquences sauf le passage de la loi. sama gars yi loi bi du jàll parrainage bi ñun dañ ci war a teg suñu bakkan parce que bu ki doxee dabee gaynde ca doxin bala le pouvoir comme on le dit est un support organique qui est déposé à la main des gouvernants pour servir le peuple. tey ñoom pouvoir bi ñu yor police bi ñu yor armée bi ñu yor gendarmerie bi ñu yor ñun lañ fi nekkal ñun ñoo leen di fay Macky Sall pouvoir bi mu yor ñun ñoo ko jox te tey loolu képp kuy sénégalais war ngaa xam ni ñun loi bi bu demee assemblée ñu toog day jàll parce que majorité électronique duma wax sax mécanique mais majorité électronique moo nekk assemblée nationale dama leen wax bu ñu jëloon loi dugal ko ni nañuy jaay Sénégal dañ koy jaay France wala ñu jaay ko beneen dëkk day jàll su sénégalais yi taxawul tey nag sama gars yi responsabilité historique moo nekk ci suñu kanam. may def un appel à tous les patriotes que ni bés boobu bés la ci bés yi képp koo xam ni daan nga woote patriote na nga génn réseaux sociaux yi na la jaral nga ñëw ba Dakar na la jaral nga sol sa jean sol sa t-shirt sol sa dàll yu dëgër taxaw fas yéene jaayante pour que loi bi bañ a jàll parce que Sénégal fii su ma fàttalikoo rek Macky Sall dafa wax baat bu ma naqari ci référendum bi mu ni le Sénégalais ne sait pas dire non boobu ñu ngi ci oui bi ak non bi mu ni le Sénégalais ne sait pas dire non te loolu du benn yoon la ko rappelé dafa njëkk a ñëw ni je réduis l'opposition à sa plus simple expression opposition bi taxawaay boobu tey ñoom Macky Sall lancé na leen un défi mais aussi lancé na ko tout patriote que ni actuellement moom lu mu bëgg a jàllale da koy jàllale parce que il a la police
il a la gendarmerie, il a l'armée, mais les patriotes, gendarmerie, police, armée ci dëkk bi lañu dëkk suñuy frère lañu seeni frère lañu suñuy oncle lañu suñuy neveu lañu suñuy doomu bàjjen lañu ak leneen. Donc ñooñu tey actuellement je leur lance un vibrant appel que ni ku fi def loo warut a def bu Macky Sall daanoo tu vas répondre et on pèse bien nos mots. Tey sénégalais képp ku doon sénégalais war na la jaral tey bés le 19 mu doon jeudi bu ñu xoolee jeudi bu ñuy wax dañuy wax le jeudi noir dans l'histoire, mais ce jeudi-ci c'est Macky Sall qui va choisir sa couleur. Macky Sall doit choisir la couleur du jeudi de 19 avril buy noir wala muy blanche moom moo koy choisir, mais nous sommes déterminés pour que loi bi bañ a jàll te ñun mouvement dafa jot loolu dañ cee war a jouer un rôle extraordinaire, quitte à laisser notre vie. Man de je suis prêt à laisser ma vie ci journée boobu te jour boobu tey les patriotes ñun ñëpp war nañu mën a taxaw xam ni à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir. li ñu ñuy wax naan ay républicain fii kenn gënuñu fee républicain, ay patriotisme kenn gënuñu fee patriotisme. Et foofu aussi damay wax ak société civile di leen wax ni neutralité amul. am na loo xam ni su amee complexité lay doon ou complicité lay doon ndax ñoom dañoo war a wax dëgg Macky Sall. Moi je suis pas d'accord avec cette société civile di naan ay proposition. Nous avons une seule proposition, c'est le retrait du parrainage, de ce parrainage bi nga xam ni wax nañ ko waxaat ko ni piège yi ci nekk du sax rek les signatures, ça vise les candidatures de Khalifa Sall, ça vise les candidatures de Karim Wade. te bu ñu xoolee ñun dañ ñu yàpp peuple bi ndax fii lañ fi toog jël suñu alal ñëpp di wax ñu def ko ci référendum pour changer constitution, même pas 2 ans ñu ñëw def seeni calcul boo xam ni dañ ñu doon nelawal parce que ñoom bi ñu jëlee seen xaalis di financer les partis politiques ci législatives yi boobu dañoo bëggoon a créer dans l'esprit des gens que ni partis yi dañoo bëri moo tax ñoom ñoo financé boo déggee ñu naan 47 listes mais plus de 30 listes yëpp ñoom ñoo leen financé leen pour préparer ñu nii dafa am ay listes yu bëri saboter élection yi, mais ils n'ont qu'à tirer toutes les conséquences. fii lañ fi ñëw ni listes yi dafa bëri na ngeen jël ay 5 maximum pour ngeen voter. Ils n'ont qu'à tirer les conséquences. ñun duñ ñu préparer sur une forfaiture parce que nag ñun tey on a vu de toutes les couleurs. amul lu ñu gisul ci régime Macky Sall ci naxe ci njuuj njaaj ci tappale ci wax loo xam ni du dëgg ci ay kàcc ñu koy gis peuple bi à chaque fois ñu koy berne. Mais tey ñun ñëpp comme un seul corps on doit répondre à la mère patrie. jour boobu bu kenn wax dama am empêchement, bu kenn wax ni nañu bunkeriser Assemblée nationale parce que nag il faudrait qu'on s'attende à ce que jour boobu armée bi dinañ ko génne, militaires yi, gendarmerie, police ñëpp dinañ génn, mais la désobéissance la ñuy def. jour boobu il faut qu'on résiste. Et puis li ma jaaxal Sénégal grenade lacrymogène dàqatul benn dëkk fii
dëkk yi xeex seen liberté yépp grenade lacrymogène dàqu leen mais tey dañuy wax nañu ba bu ñu taalee ñaari grenade ñetti grenade nit ñi di daw parce que li ëpp solo la résistance aux grenades lacrymogènes même bu fekkee ni y a des blessés parmi nous résistons pour wan leen ni leen grenade yooyu ngeen ñuy sànni nous sommes stoïques mais nous sommes déterminés notre détermination moo ëpp doole foofu grenade lacrymogène yooyu ngeen ñuy sànni buñ ko defee ils vont reculer et je pense que 23 juin amoon na fi te 23 juin ña ko defoon ñoo fi nekk tey nee nañu garab ku fa jaar guddi xam la muy meññ boobu da nga faa jaaroon bëccëg te ñun créé woon nañ fi 23 juin loolu nag dafay wane que ni tey 19 avril amaat na te 19 avril boobu warul a yam rek ci ay retrait de loi dañu war a imposer suñu autorité à ce que keneen sax dootul xalaat tey di jël suñu constitution làqatu ci ay ginnaaw apprenti sorcier làqatu ci ay ginnaaw tailleur constitutionnel làqatu ci ay ginnaaw ñoo xam ne dañuy def broderie constitutionnelle làqatu ci ak ay ginnaaw ñoo xam ne dañuy def daamina constitutionnel mbubb moo xam ne day jot sëkk le maître pour def une forfaiture jàllale li mu bëgg a jàllale nous tous nous avons compris que actuellement le régime en place xam nañu ni ñoom ils sont minoritaires Mame Mbaye Niang nag liñ koy wax Mame Mbaye Niang ci boppam liñ koy wax duñ ko tontu xam nga lan moo koy tontu moom na fekk jour boobu mu ñëw taxaw pour jéem ñoo baare na moom na ñëw jour boobu bu fekkee ni moom li muy wax parce que aussi toog di wax amul solo beneen 23 juin mënu fee am moom jour boobu na ñëw pour def barrage sur peuple bi nga xam ni ñoo bëgg a tere à ce que ñu jàllale loi bi yi muy wax nii yépp amul solo génn yi te génn yi yépp on a compris le message xam nañu ni li mu wax am na ku ko waxloo parce que nag naar bu ndaw bi lu mu wax ca xayma ba la ko jële dina leen wax tey que ni moom mi nga xam ni moom la ñu dàqee woon Grand Yoff tey du Grand Yoff rek tey c'est tout le peuple sénégalais ñoo taxaw pour que au moins tey jii loi bi bañ a jàll ak lum ñu mën a jaral na ñëpp amul jour boobu bu kenn nag ku war a liggéey sax bàyyi liggéey bi defal sacrifice boobu man de jour boobu damaa waroon a liggéey mais quitte à ce qu'on me radie mais jour boobu je serai inchallah de ceux qui vont marcher pour arrêter constitution bi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko caxat-caxatee uniquement pour une volonté boo xam ne pour toogaat fi yow xam nga ni Macky Sall peuple bi dañ la vomir peuple bi dañ la bañ peuple bi la joxoon confiance tey actuellement ñoom ñoo la wan ginnaaw amul tappale amul dara nous serons déterminés nous serons engagés et je vous le dis grenade lacrymogène warul tax ñun ñuy reculer dañu nekk ay góor ak ay jàmbaar grenade lacrymogène xoolal wut leen ay këyit ak seen briquet bu taalee ngeen taal ko fóon ko wala ngeen jël vinaigre mais nañu déterminé nañu ànd man de je serai li tax ma ni leen live bi ngeen xool ko parce que xaw ma jeudi lu ma fay fekk mais je suis prêt à tout di leen wax tey actuellement wax ji live bi li ko wax mooy appel à la résistance contre la forfaiture na ñépp góorgóorlu ñëw taxaw bañ bu ñu dóoree ay ñaari grenade ñetti grenade ñuy daw pourquoi ñuy daw lan la ñuy daw lacrymogène waruñoo mën a tax ñuy dellu ginnaaw mais nañu jàng ci enseignants yi Ziguinchor nañu jàng ci jàngalekat yi Ziguinchor keroog nañ ci jàng loolu waruñoo tax actuellement ñun ñuy accepter loi bi di jàll
on a vu ni mu armé la police ni mu armé la gendarmerie ni mu armé l'armée mais loolu waruñoo dévier suñu combat tey ñaati grenade fukki grenade ak 20 grenade 100 grenade moo ci yam suñu détermination moo ëpp doole ay grenade lacrymogène suñu détermination moo ëpp doole tey ay yi ñuy wax grenade lacrymogène lan mooy grenade lacrymogène dañ koy dóor mu tàkk nga fóon ko avancé na ñëpp préparé wu su ngeen xoolee sama compte Facebook def naa fa ni ñuy préparé ci grenade lacrymogène koo xam ni mënoo koo noyyi defaral sa masque ñëw taxaw parce que résistance la ñu wax Sénégal nañu xam ni tey bu fi beneen pays doon attaqué Sénégal ñun dañuy résister ñooñu bu ñuy door ay bombe dañuy résister nañu jàng ci chinois yi nañu jàng ci yeneen peuple mais nañu jàng ci ñun ñii nañu jàng xam ni y a une histoire au Sénégal ci ay nit ñu bañ nit ñoo xam ni dañoo bañ ba dem wuy ji seen borom tey waruñoo accepter Macky Sall tey lépp lu ñu nangul woon Ablaye Wade mu ñëwaat di ñu ko def ñu koy accepter c'est inadmissible c'est ingrat même parce que dëkk bi tey soo jëlee ñi nga xam ne ñooy woote ay société civile man seen discours dama ciy wax je ne suis pas d'accord parce que ay def leen beneen proposition ñun on n'a pas une autre proposition notre proposition c'est non au parrainage notre proposition c'est non au parrainage c'est non au tripatouillage de la constitution c'est non à l'invalidation de certaines candidatures ñun loolu lañu bëgg même bu ñu joxoon feuille blanche bu ñu bind parrainage ñun bëgguñu ko même bu jëloon feuille blanche bu ñu bind parrainage ñun on n'est pas d'accord may wax ñuy wax dañuy créer ay commission dañuy wàññi ba ay 0,5% xoolal bu fekkoon benn signature nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas d'accord sur cette loi ñëpp xam nañu lan moo ci ne comment on peut expliquer benn article le non électeur rek ngeen ci changé mais ñun on n'est pas né de la dernière pluie da ngeen ñoo naxaat ñun naxatuñu tey nag peuple bi moo war a am fulla am fayda di wax ni tey képp koo xam ni da nga doon leader d'opinion da nga war a taxaw képp kuy doon chef religieux da nga war a wax parce que dëkk bi yéen chef religieux yi da ngeen cee am wàll da ngeen a nekk ñi ñu yaakaar mais tey ñun dañuy jaaxle tey bu ñu dul gis ngeen wax te ngeen xam ne lii di jëm Sénégal fi muy jëm mi ngi jëm ci guuta tey yéen ñëpp da ngeen a war a génn ngeen wax ak Macky Sall parce que ça sera au prix de notre vie du jàll du mës a jàll man de xawma ce que demain sera fait mais je vous dis le jour J je serai de ceux qui vont enclencher la révolution pour que marche boobu pour que loi boobu bañ a jàll lépp lu ma jaral dina ma ko jaral je marcherai devant ci kanam bu amee grenade lacrymogène dinañ ko dékku béeboo ñu jàpp ñu yóbbu ñu on est prêt à payer le prix fort donc tey ñëpp dañu war a xam ni foofu la ñu toll il faut des sacrifices il faut que muy am et on est prêt à faire ce sacrifice di wax képp kuy patriote nga bokk ci mouvement dafa jot wala beneen mouvement boo bokk que jour boobu da ngaa war a pare parce que tamit tey jeudi boobu dafa war a nekk le début d'un commencement de la disparition de la dissolution du régime de Macky Sall jour boobu dafa war a nekk une date repère boo xam ni Macky Sall saura que ni ñun nous sommes un peuple déterminé et nous lui mettons au moins devant ses responsabilités ni ko moom na seetaanaat vidéo Samuel Doe na seetaanaat vidéo Laurent Gbagbo xam ni tey boo demee Afrique du Sud Jacob Zuma mi ngi toog ci banc des accusés na dem Égypte ay nit ñoo xam ni gëmuñu leen woon ñoo def la révolution tey nag ñun on est prêt lépp lu mu leen jaral ñun jaral nañu ko je vous dis man Alioune Badara Mboup je prends date et damaa commencé ci samay propos ma ne Lat Joor dafa xasoon man Kajoor laa dëkk tey jour bi xas naa mooy que jouru
boobu ñuy passé loi bi suñ koy passé suñu kaw la ñuy jaar na Sénégalais yëpp déterminé na ñëpp déterminé je ne suis pas d'accord ak ñii nga xam ne dañuy toog naan ñi leen di marche loo seeni doom ñi ngi jàng France man kenn marche loo wu ma maay marche loo sama bopp kenn génne wu ma maay génne sama bopp parce que Sénégal ci laa bokk képp koo xam ne tu as démissionné c'est ton affaire man tey Sénégal laa bokk et je compte à ce que Sénégal boobu tey du ma bokk tey ci ñi nga xam ni ñoom ñooy trahir ce peuple. Je ne suis pas plus valeureux que Mamadou Diop et Dieu a fait que je partage la même profession avec moi et Dieu a fait qu'il est jeune comme moi et Dieu a fait qu'il a une famille comme moi mais il a su faire ce sacrifice et tey je le dis képp koo xam ni sénégalais nga tey je t'appelle le jour J que loo jàppoon na nga ko bàyyi et je dis man duma ko nëbb Dakar je serai de ceux qui vont marcher et devant et je serai de ceux qui vont faire la résistance ci forfaiture ci grenade lacrymogène lépp lu ñu door dinañ ko dékku parce que li ñu teg moo gën a metti grenade lacrymogène je serai prêt à assumer cette responsabilité historique ñu ngi woo képp koo xam ni sénégalais nga di leen wax ni détermination peuple dañuy wax ni les tigres sont en apparence des papiers mais c'est le peuple qui est réellement fort parce que peuple boobu tey taxaw kenn mënu koo téye on n'arrête pas la mer avec ses bras chers compatriotes l'heure est grave mais la gravité de l'heure ne peut pas ébranler la personnalité d'un patriote convaincu ñun actuellement nañu xam ni on peut redresser ce peuple nous appartient ce peuple bi nga xam ni dafa am une histoire am suñuy maam suñuy papa tabax ko ba fii tey ñun waruñoo taxaw tey nit di jël peuple boobu tey di ko def buumu njaam di jël tey peuple boobu tey di ko def torchon di jël suñu constitution di ko caxat-caxatee à chaque fois ci ay jeu de mots ci ay avis ci ay décision ci ay électeurs tout sénégalais ci ay phrases je pense que ni bu ñu voté intangibilité ñëw suñu constitution ñu ni kenn mënatu koo réviser tey mode d'élection président de la république mënatuñ koo laal ñi ñuy wax parrainage te ku laal parrainage des partis politiques laal nga nañuy fale président de la république donc loolu violation flagrante de la constitution la ñu ngi laqatu nag ci ay juristes ci ñi ñuy tuddee ay constitutionnalistes wala ay tailleurs constitutionnels bëgg tey di jàllale tey une forfaiture on vous dit tey tous unis ñoom ils feront pas le poids devant nous ils feront pas le poids devant nous tey nag dafa am lu bari loo xam ne jour bii lañ ko mën a faj jour bii la ñu mën a faj ni élection kenn du ko sàcc Sénégal parce que bu loi bi jàllee kenn mënu la wax ni du ñu sàcc élection yi parce que leneen lu ñu fa def dina jàll bu loi bi jàllee dina am candidat yoo xam ni jarul sax ñuy déposer seen dossier de candidature dañ koy rejeter bu loi bi jàllee jarul sénégalais yi di naan dañuy dem di retirer seeni carte d'identité bu loi bi jàllee dina imposer Aly Ngouille Ndiaye dinañu imposer tey parrainage invalider ay candidature sama gars yi tey bés la ci bés yi le 19 bés la ci bés yi donc ñun ñëpp dañoo war a def comme un seul corps am une détermination c'est très important dama ciy ñëwaat tey boo jëwee tey les peuples yi nga xam ne ñoo lutté ici en Afrique kenn dootu leen dàq ak ay lacrymogènes kenn mënu leen dàq ay lacrymogènes mais ñun Sénégal tey war nañoo ruus bu ñu dóoree ñaari lacrymogènes nit ñi daw comme ay tapet war nañoo wane tey que ni ñun nous sommes étant déterminés nous sommes très déterminés tey kenn warul a tax tey ñun ñu fi toog fii di naan toog naan loi bi passé na assemblée nationale loolu gàcce la ci Sénégal gàcce la ci bépp patriote sama gars yi ñëpp gis nañu li xew ci semaine bi
ay déclaration di défier le peuple loolu rek war na taxaw tey nous exigeons le respect Mame Mbaye Niang miy wax le 23 juin gis nañ ko ci grille buntu assemblée tey c'est le même mooy retourner sa veste di wax naan dina ko jëflanteeg ak ñi nga xam ne ñoo ndara marché ils disent que ñoom ñoo am majorité mais ils n'ont qu'à le démontrer le jour J moom bu fekkee ni ñeme na il n'a qu'à nous trouver sur le terrain duñ ko tontu duñu teesante on doit agir moo bu Macky Sall wax moom nee na moom day bàyyi nit ñi di wax muy agir Macky Sall moo ko wax donc ça veut dire que ñun niñ fiy toog ci réseaux sociaux yi di wax non au parrainage moom nee na day jàllale parrainage bi société civile ba fa demoon lam leen wax c'est très clair nee na leen moom du reculer ci loi parrainage bi mais ñun aussi ni mu déterminé nañu gën a déterminé noonu wan ko ni ko tey ba ñuy xeex pour 23 juin du woon pour moom dafa dawoon dañ ko doon jël di ko làq ba muy metti dafa daw tey peuple boobu tey ñoo taxawaat tey pour exiger le respect de sa constitution donc tey Sénégal tey ñëpp appel boobu laa bëgg a lancer di leen wax ni damay ubbi débat bi képp koo xam ne bëgg nga intervenir en direct wala nga jël WhatsApp sama numéro 77 557 91 08 képp koo xam ne bëgg nga intervenir ci appel bi parce que live bi tey appel à la résistance la tudd ñu ñaax suñu mbokk yépp que ni jour boobu ñëpp dañoo war a génn taxaw dëkk yépp génn ñëpp taxaw converger vers Dakar pour que au moins loolu du jàll donc ku bëgg a intervenir mën nga ko def par WhatsApp wala nga def ko en direct 557 91 08 ku bëgg a intervenir mën nga intervenir en direct pour wax ci li nga xam ni moo ñu fi indi mooy appel à la résistance waaw defe naa ni caatu dafa jot la ñam. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam caatu dafa jot. waaw maa ngi siyaar ñëpp xam naa ni caatu moom li ci xol bi. oui. moo ëpp wax parce que naqar bi Macky Sall teg sénégalais yi. moo métti boo xamante ni fi mu ne nii amatul lenn lu ñuy xaar combat bi même bu doon benn nit la sax na dem xam nga taxaw wane boppam. na sénégalais yëpp ñëw dëggal seen bopp le 19 incha allah parce que xeex bi du pour waa mouvement dafa jot du officiel Sénégal xam nga du ADS. xeex bi xeexu Sénégal la bu ndam amee du ndamu Aline Badara du ndamu caatu dafa jot du ndamu kenn ndamu Sénégal la te ndamu Sénégal yaakaar naa ne góor jigéen mag ak ndaw ku ci nekk war na laa intéressé kon na ci ñëpp bàyyi xel ñëw xeex li nga xamante ni moom la ñëpp di xeex parce que lii bu jàllee wax nga ko ci sa biiri wax dafa mel ni bu mu jaam yi sunu mag ñu baax ñi xeexoon ba jëlee ko fi moom la Macky Sall yi indiwaat bëgguñu ko lonkaat xam nga loolu nañ ci taxaw duñ ko nangu tey duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg xam nga di ñaan tamit gars yi nañu partagé waaw di ñaan gars yi nañu partagé vidéo bi parce que c'est important c'est très important xam nga li nga wax nii lu am voilà c'est très important nañu partagé vidéo ñiy seetaan ñëpp nañu partagé ak ñiy commentaire xam nga li ma wax di ñaan yàlla le 19 fekk ñu fi incha allah Mame Mbaye Niang nag xam nga ñun liñ koy wax bëriwul waa APR ku tëb yaa ngi dugg ci panel jàmbur di insulter di tooñ ku tëb yaa ngi wax Mame Mbaye Niang génn na bërki démb télé wax na li muy wax keneen ak keneen ñi ngi génn ci waa APR di wax ñun lañu waroon wax nañ ko xam nga fi mu ne nii dañu moment wu wax passé nañ ko ci jëf lañ toll ñun moomeetuñu wax waaw moomeetuñu wax ci jëf lañ toll te dinañ jëf incha allah ba ñëpp ba Sénégal ñëpp xam ne jëf nañ
voilà merci. Inch'Allah ñu bëgg a dugg. jërëjëf. ok. waaw ñi ngi am Galsen dafa jot. waaw ziar bu wér. di nuyu ñëpp ah yéen a dégg expert. waaw man de maa ngi lay dégg. gars yi bu ngeen déggee Galsen ngeen def fii. jaajëf di la féliciter d'abord di la encourager bu baax a baax. parce que vraiment kontaan naa bu wér a wér ci yow bro. xam nga bu ñëpp amoon détermination bi nga am rek. Sénégal dina jëm kanam. waaw di xamal sénégalais yi ne Sénégal toll na fu nga xamante ni bii point de non retour la. waaw parce que sama position démb mooy dellu si waat rek ba révolution bi maanaam man ba may tàmbale di dugg ci xeex bi via les réseaux sociaux dama gëmoon ni waa jiñ ko sekkal tàppet la bokkat la boo xamante ni parewul jaarale élection quel que soit Alpha il va se maintenir au pouvoir même buñ ko dóoree à plus de xoolal 80%, adversaire am naam 80%, moom moom 5%. Il va trouver les moyens de se maintenir au pouvoir na Sénégalais yi xam loolu. donc dafa jot bi ñu doon wax jot na. lan moo jot tëbal ko waaw man loolu laa gëm dafa jot ñu tëbal ko. na Sénégalais yi envahir mbedd bi. nañ jël suñu kër yi génn kër yi na Sénégalais yi génn yéen moom mercat la yoroon ñun xoolal bu ñu yor dara. dañuy tëdd ci tali bi bu yoree ay otoom na jaar nday ci kaw nit ñi. mais loi boobu na ko leer ni bis bu jàllee ci bu ma bañee tudd lay jàll. waaw maa ngi bañ a xorom parce que mooy loolu. mais maa ngi naan sénégalais yi patriotes yi nañu jaaju nañu takk seen ceinture xam ni luy jot na gannaaw dee te dee sax dafa jot. dee dafa jot. bilaay dafa jot li ñuy def nii man wax naa ko waxati ko te kafuma ci. billahi wallahi taalahi man acte bi gën a fort muy l'acte suprême muy la mort pare naa ko pour def ko. buñ bëggee nañ ñu rey mais duñu seetaan ñu ñuy noot. suñuy maam yi démb suñuy maam yi daan ñëw di tënk di jàpp di jàlle ci gaal bi. mais am nañu desoon am na ñoo xam ne dañ ne lankale du ñu yëg ci gaal gi ñu leen di jaay jàmm. dëgg la na rey ñooñu noonu man ñoo ma gënal téeméeri yoon ñu nangu ñu jàpp leen jàmm dugal leen ci benn bato. yow bëgg leen dem jaay leen jaam ñu naan suñu maam yi dañ leen doon jaay. ñun jaay jaam dañ koo nangu. y avait une solution mooy la mort te ñun pare nañu nag lu Macky Sall bëgg rek nañ ci dem Mame Mbaye Niang damaa bëgg lu ko gars yi déglu parce que moom làmmiñam wu rëy bu tijj la yor di tuutul mais moom leer na ko ni ñemewul teg tànkam ba mu duggee Grand Yoff dafa rëcc mais naroon nañ tocc ndee biir Grand Yoff ba bu gisatee micro sax dootu ko laaj mais il est arrogant ce type il est plus arrogant ce type il se prend pour qui taxaw un simple ministre boo xam ne yow dañuy ay fay nga nekk ministre du tourisme yoroo forces armées yoroo intérieur taxaw au nom de l'APR nag laa wax mu ne moom au nom de l'APR moom dinañ jëflanteeg ñun d'accord kon moom moo ñu déclaré la guerre lu mu ci góobee rek na ko ci gar bu dee li muy wax dëgg la ci moom. exactement 23 juin na mu defoon bu dee nag boo doon li muy wax dëgg la ci moom du koy jox na relever le défi. na mu defoon 23 juin na ko fekk ci gris bi ndax dañu toj cott ndeem. moom Mame Mbaye Niang maa ngi jégalu nag mais Mame Mbaye Niang ñu ngi lay ñaan ba li nga wax noonu même ko dëggal ndax dinañ jaar sa kaw Mame Mbaye Niang ak keneen ku dul yow. ragaluñu GMI. même balle réelle laa wax calculer nañ ko il faut bokkat yooyu ngeen di def taxaw armé wu sol seeni casque yor seeni matériel di mater la population bii passé la population qui va vous mater parce que da ngeen bëgg a jàllale loi boo xamante ne jaaduwul du dëgg du yoon te duñ ko seetaan duñ leen ko nangul billahi duñ leen ko nangul put ko kur vaille que vaille ñun dinañ xeex suñu souveraineté parce que Macky Sall mii moomul nit ñi ba lu ko neex def kenn bëgg ba pare toog ba tapet la moom Macky Sall tapet bu mag la du dara du tous waaw tapet la rek moo tax muy jéem a éliminer ay candidats liggéey la am na bilan mais nañ ci dem kese nañ ci dem pourquoi vouloir man waxuma la sax parrainage bi kese mais lan mooy ndeyu tout électeur xaw ma lan ak lan tout candidat électeur lan mooy tappale rek kon tey jii nii li ñuy wax noonu ay fen la ay affaire de parrainage bi wàññi candidat yi et puis dañu war a xam benn affaire ci parrainage bi est-ce que xam ngeen ni
élection législative ak élection présidentielle c'est diamétralement opposé. fii musuñ fi def élection présidentielle am 20 candidats. 15 moo ci ëpp. élection bii passé 15 candidats la ñoom xaw ma 14. affaire jar naan ay candidats yi dañoo bëri di wax yi naafiq. élection législative yi passé xam nañ ay Ousmane Faye mbonaat boobu noonu borom bopp mbonaat boobu xam nañ ne Macky Sall moo ko parrainé. xam nañ ay Serigne Mbacké Ndiaye Macky Sall moo ko parrainé. 50% des listes yi ñu gisoon yëpp normalement 20 listes la ñu waroon am. li ci tegu yëpp Macky Sall mais loolu après fu ñu gis lan lañ ci gis ñoom ñëpp dem nañ tafu ci côté Macky Sall. moo leen financé ñu bëgg ñu gëmloo ay affaire de nafiq di wax ak nag un dernier appel di ko lancer aux chefs religieux puisque ñoom noppi nañ ba waxtu wi qu'ils se taisent à jamais comme que noppi nañ ba fii qu'ils se taisent à jamais parce que bëgguñu yegg di naan doo di yéen di jox ndigal ak xëy taalibe yooyu jeex na fi billahi man dogu naa ko man jeex na fi doomu aadama kuy dund du wax ba gars yi dellu ci ginnaaw tant que Macky Sall delluwul ginnaaw maa ngi jéggalu bu wér a wér di wax sama gars yi que ni lañu jaaju lañu taxu le combat a commencé la révolution a débuté kon na ko dal bu Macky delluwul ginnaaw ñun duñu dellu ginnaaw jaajëf bro avril nañu fanaan yi dañ fay fanaan insha allahu taala insha allah bro di la ñaanal bonne continuation xam nga gaa yëpp nañu pare xam ni tey jii nii nous sommes dans un tournant important de la vie de notre nation jaajëfatee wasalaam jaajëf bro am na solo trop Galsen dafa jot yow aussi dañ lay remercier sa engagement sa détermination aussi sa engagement ak sa détermination dañ lay remercier bu baax a baax di wax ni ku bëgg a participer mën nga dem via WhatsApp wala nga ñëw directement ñu jël la fii mais fii gisatuñu kenn donc bu ngeen mënee dugg par WhatsApp joxe naa numéro bi ku mën a dugg par WhatsApp ñu jël la nitu dëgg defe naa ni mën nga woote ci WhatsApp bu fekkee am nga WhatsApp donc ku woote WhatsApp ñu jël la pour wax rek ni li am solo mooy détermination ay topp ay mambay ñaan pour man sax loolu du wax ji tey tolluñu fuñ koy tontoo tolluñu ci waxtu wax dañoo toll ci waxtu jëf lañu toll actuellement donc WhatsApp dafa naa am na ku doon woote mais jëluma ko mais bu mënee rappeler ki doon woote WhatsApp léegi xaaral ma xool ko ma jéem ko rappeler donc pour wane ni Mame Mbaye Niang tolluñu fuñ koy tontoo allo donc am na kuy dugg WhatsApp ñu bàyyi mu kii mel ni connexion am dafa xaw a waaw Madoune defe naa dafay woote ci lay woote waaw Madoune. waaw sama frère ngeen fekkoon kër gi moo bëgg a participer si kii bi léegi est-ce que nit ñi dina mën via vidéo bi wala ñu wax direct si kii bi. waaw dinañ kontaan ci loolu ci intervention bi. waaw léegi nag moom moo bëggoon dugg nii xaaral ma si baax na. waaw boo mënee yokk volume bi tuuti rek. amul benn problème xaaral ma yokk volume téléphone. allo Badara. waaw grand si loo ne. waaw l'équipe ba ma jox la Abdou Aziz asalaamaaleykum. waaw Abdou Aziz ci loo ne. sant yàlla naka yitte. ça va alhamdulilah mon frère. alhamdulilah. en fait damay suivre live bi actuellement. waaw moo tax ma amoon si ay idées quoi franchement. waaw ça serait les bienvenus. voilà parce que comme bien vrai que nekkuma si mu quoi mais maa ngi suivre de très près. waaw parce que actuellement réew mi comme ci la ci biir. dëgg la. ci foncier Sénégal ci papa kenn newu ci. dëgg la. voilà ci foncier bi c'est pour les Sénégalais. wax nga dëgg mon frère. voilà mais depuis un certain temps dañuy assister nii léegi surtout
dañu foog ñoo mobiliser. dëgg la. actuellement le pays va très mal très mal. dans tout le domaine nag. man maa ngi liggéey dans le secteur privé mais en même temps aussi je suis syndicaliste. donc loi bi ñu teg nii loolu c'est juste une partie de l'iceberg lu ndaw loolu fekk. dëgg la dëgg la. mais am na yu doy waar yi nga xam ne mu ngi xew ci réew mi su leen ko waxoon dañu ne non su yóbboo ñu jaay Sénégal ku nekk ñu jox ko wàll. c'est vrai c'est vrai. donc nii parce que le président en question. respecté wu doomu aadama moom soo xoolee des années derrière nekkul loolu amuloon dara. moom nit ku tekki dara ci réew mi. bilaay tu as raison. présentement c'est grâce à Maître Wade boo ko may possibilité yooyu yëpp. bon toujours mu occupé éducation que ni dafa def concours mu jàll non c'est des postes à nomination dañ ko nommé mu jàll ko. Sénégal dans tous les domaines domaine boo munti laal. on a des excès dans ces domaines. dëgg wax nga dëgg. pas mal d'amis ils sont à l'étranger ils veulent revenir travailler dans le pays mais mënuñu ko. parce que jox ñu opportunité pour ñu travailler pour le pays. le Sénégal est un très petit pays très facile à développer. dëgg la malheureusement on a des hommes compétents à la tête de ce pays. donc il est temps que ñun ñu nekk chacun dans son domaine. ñu taxaw pour xeex pour le pays. dëgg la moom inchallah inchallah mbir mi du assemblée rek. oui. nit koo nekk zone boo mun di nekk bu neexee yàlla donc fa taxaw day pôle de résistance bi. dëgg la dëgg la. waaw su yàggee ñu rey ñu ñëpp amul problème. dëgg la mon frère. voilà le plus grand pays développé yi ngeen gis. le plus grand démocratie yi ngeen gis dans le monde. am na fu ñu jaar. dëgg la. donc on nous parle de la révolution française on nous parle de la révolution américaine. on nous parle de la révolution chinoise. on nous parle de la révolution japonaise yooyu yëpp am na fu ñu jaar avant ñoo toll. bien sûr. l'exemple le plus potentiel c'est le cas du Rwanda en 1994-95 am na fu ñu jaar ku métti. dëgg la. mais actuellement xool nañ fi ñu toll. donc le camp du pouvoir comme ñu xam ni les Sénégalais sont là et c'est des gens dignes et intègres. bien sûr. donc dama toog ma suivre ko ma ne woon il fallait au moins ma participer. am na solo mon frère. doxal si sama xalaat bu gàtt. non rafet na. seen stratégie c'est très simple. pour kenn bañ a accéder à l'Assemblée loolu lañ teg ñoom. waaw loolu la rek. ils vont se bunkeriser. voilà ñoom loolu lañ teg pour kenn bañ a accéder à l'Assemblée. mais ñun tam nañu am benn xel bi nga xam ne ñu accéder ko également. dans les autres quartiers et les autres localités du pays ñu defee des mouvements de résistance. voilà moo taxoon ma ne au moins ma jëm ma dugg joxe sama xalaat. am na solo mon frère. merci et bon courage. jërëjëf yow di la gërëm bu baax. bilaay di la gërëm bu baax di gërëm aussi Setou Salmon. jërëjëf. bon di wax ni sama gars yi joxe naa numéro WhatsApp bi ku mën a dugg WhatsApp. je pense que am na ñu doon Rabi Sey. waaw allo. waaw ñu ngi lay déglu. waa na ngeen def les patriotes yi ñëpp maa leen di nuyu. di rafetlu initiative bi di wax ni bon détermination bi lañu soxla ak engagement bi. dëgg la. di ñaan rek képp kuy patriote. le 19 bi ko ce jour. parce que dama ni surtout les femmes les amazones dama ni pour man talaa tay ñaar mooy dellu si waat quoi. jigéen allo. oui ñu ngi lay dégg. allo. ñu ngi lay dégg. allo yéen a ngi may dégg. waa ñu ngi lay dégg bu baax. waaw surtout les femmes di leen wax ni jigéen mooy lépp moo yor société. kon je me dis que ni loi bi bu jàllee rek je me dis que ni ñun suñu défaite la. donc on invite toutes les femmes à ce que nous soient présentes le jour J. wan Macky Sall ni que on dit non au parrainage. que ni ñun on a compris très tôt ces pièges. et on va vraiment déjouer. On va faire face à cette loi. di wax ni que il n'a qu'à se les payer parce que ni l'être humain
ni l'année ne nous fera changer d'avis. Donc, on va aller jusqu'au bout. Donc, un appel à tous les patriotes, à toutes les femmes présentes le jour J, montrer à ce régime que nous donnons bataille. Et qu'il y a des gens qui sont tellement dévoués, qui sont tellement debout pour dire non à cette loi. Car, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Donc, puisque c'est de l'anarchie, nous aussi, nous allons faire de l'anarchie. Tout le monde peut violer les lois. Parce que nous sommes donc, un appel fort à tous les patriotes. C'est le moment ou jamais de montrer à ce régime qu'il y a des citoyens épris de justice qui sont prêts à laisser leur vie, qui sont prêts à vraiment faire face à ce régime dictatorial, à cette dictature qui n'est plus rampante et qui est debout, et que tout le monde en est conscient. Donc, franchement, on vous remercie. Merci. C'est de parce que les mecs sur le terrain, on sait bien que la détermination, elle est là, l'engagement est là. Donc, on va comme maintenir plus l'heure à la parole, et c'est l'heure des actions. Et on se donnera rendez-vous, Inch'Allah, le 10h. Maman, d'abord, on s'en fait gaz, c'est bien le Maman, nous, qui toute manifestation, mais pas de comme nous, pas de faire. Nous, nous. Moom mi âge ak ñoom sëpp meegaan ak ñoom ñu fa ñoom de am nañ ñu ko bàyyi ay pocket la ñuy def suñu pocket nañ ko pocket ba mu xam Mame Niang moom bàyyi leen tam ñu ji day soob rek ko xiif ñoo bëri Mame Niang moom lu am lu leen métti parce que moom mooy wane la grande gueule on va lui faire taire ce jour-là Inch'Allah donc on vous remercie franchement c'est une bonne idée franchement j'apprécie donc le jour boobu Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, merci. Donc ñu jéem a jëlaat keneen parce que am na solo nit ñi di intervenir dafa am solo torop nit ñi intervenir je pense que am na ku doon woote ma jël ko. jaajëf Aline. jaajëf Seydou Salmon. waa jaajëf mbër magal naa la bu wër. waaye maa la gën a kontaan mon frère. naka réew mi. waaye ça va nii Macky Sall bëgg ñoo yab rek. donc yéen a ngi ci yow yaa nekk ci live bi nii direct donc. waaw maa ne ci live bi direct. donc papa man li ma lay xamal rek mooy fipp quoi comme ni ko ñëpp waxee parce que démb. démb live fu Galsen bi après laa ko seetaan mais sama yaram dafa daw parce que ku dégg Galsen ni mu doon waxee. da ngay xam ne kii nii vraiment am na lu ko naqari te itam fipp ci boppam moom moo jot. non dafa jot fipp bi ñuy wax moo jot nekk ñeme na ko quoi du dëgg. dëgg la. taxaw ne man du ma ko def gisal adduna bi yëpp dañ koy comprendre bo jaree Sénégal gépp dee ñun ñëpp ñu génn dee ba jeex takk. Imam Mbaye Niang moomu nga xamante ne moo fi nekk di jaay di ubbil de jaw ndayam parce que dañu ne kenn dootul xorom mais xorom mënut a ñàkk parce que genre imam ndaw yi xaw ma Mbaye Niang bëgguma ndax xam sax nday turam doomu caga ci mu doon fa xamul leen ba tey ndayam caga la woon bu doon taxawaalu ñu ëmbal ndayam mu ñëw Sénégal di rey nit ñi. moom mënut a tax nit ñi duñu génn di manifester wu mënut a tax nit ñi duñu wax seen naqar bu ko neexee tey mu ne kenn dootul jooy naqar parce que moom. naqarlu na ko ba taay parce que gis nañu vidéo yaa ngi fi adduna la ñu nekk boo xam ne fii boo fi nekkee lépp bu ko def ñu caméra la buñ lay caméra dina feeñ foofu mënti nekk ci adduna bi. dëgg la. ñun nag daf ñoo moomuñu gis nga fi mu nekk dëkk ba buy tàkk xam nga fu muy daw jëm seen. dëkk ba buy tàkk mu ngi daw jëm si Espagne benn dëkk bu ñuy wax Benidorm ñi nekk Espagne xam nañu ko mu ngi nekk diggante Valencia ak Murcia. dëkk la boo xam ne doomu baat loolu du fa teel rek mais xoolal xamul na maay daal Europe man bis bu may déggee ne mu ngi Benidorm rek dinaa ko fa fekk toj cottu ndey parce que Sénégal ak Afrique du benn ak Europe fii
kii moom bu ma police yi jàppoon tey man dal ci kawam di toj jot ndeyam dañ may téye laaj ma lu xew ma wax leen lu xew parce que doomu xaraam dong la kooku jaru topp jaruta sax topp bañ leen nag ba tëdd ca ñàng bi nee leen ñun ñoo bañ am ngeen ci droit je suis de tout cœur avec vous te billahi ni ma koy waxee dëgg la bu ma fa fekkoon man damay dem je vous encourage vous tous barke sëñ Touba Mbacke jàpp leen ci bu baax a baax a baax bu dara am même bu ñu ko nangoo itam Macky Sall bu mu am jàmm Macky Sall du mu sa am jàmm ci àdduna bi parce que moomuñu jërëjëf bañ leen ba tëdd ca ñàkk man daal loolu laa leen di wax à part ça di la encourage jaajëf mon frère parce que sa engagement quoi jërëjëf mon frère one love yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare jërëjëf mon frère li ma lay wax nag du affaire inventé wu ma non yow loo wax gëm Mame Mbaye Niang saa yu rëccee ndeyu Sénégal ne Espagne lay dem rek benn door mu lay dem tëdd faaki cagam benn door mu fii la nag dëkk la boo xamante ne boo fi duggee ñu ne la lii ci Espagne la bokk da nga naan déedéet da ngay foog ne États-Unis nga nekk ay gratte-ciel ñoo fi nekk man dama fay dem demuma fa pour noos demuma fa pour dara liggéey dama fay yóbbu parce que foofu doomu baadoolo sax du fa taxawaalu ay doomu xaram lañu foofu rek la ñuy nekk yéen ndey suñu xaalis bi di ko lekk bu Sénégal di tàkk ñu ñëw daw dem toog foofu ba pat allo 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 oui waaye delloo nañ ziar boo mënee yokk volume bi tuuti waaw maa lay dégg waaw bu doon sànni sama kàddu ci live bi rek. dëgg la mon frère. waaw dama nekk xol bu tàng. Mame Mbaye Niang bu taxawee buntu palais di doomeraamlu le 23 juin tey mu ñëw taxaw ci dëkku télé bi di tuur nit ñi naan loi bi dana jàll par A ou par B loolu bu ko waxee day tuur. di nga xam ne nit ñi la fay fekk te nit ñi bu ko fekkee nit ñi danañ ko def lu bon. man Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang je le connais très bien. Il ne peut pas savoir, même après les élections, il risque gros. dëgg la. Même après les élections, il risque gros. mais am na démb benn journaliste mon frère bu ni moom Blé Goudé la koy fàttali Blé Goudé ku ko xam moom mooy ki nga xam ni moom la Laurent Gbagbo doonoon bras droit am te moom moo doon créer problème yi foofu. voilà genre nit ñooñu dañ leen a war a jàpp wusam leen wusam jël pono teg ko seen kaw kan leen ñu teg lépp depuis parce que ay doomu xaraam lañu donc li ma la wax ni xamuñu dara wala maa dee ñu naan ay jullit lañ dañuy tuur ay yëngu yu bon lañ. papa mi ngi ñu naan imam la ma ne xoolal gis nga nit boo bañee ñu saaga sa ndey da ngay bañ a jàpp ci constitution bi di ko fooyee yaakaar naa moom day nit moom moo day nit ñi Mame Mbaye Niang boo yeewoo dina ñu sa ndey bu mu yeewoo nag maa ko man li ma ko nëbbu bu déggee sama baax xam na bu baax si wax man faalewu ma ko bés bu def dafay ba constitution bi jàll bi jaay dina xam ni ay nit la ko seqal ay góor la ko seqal dina jot sa ndeyam waaw damay bañ a dal ci ligne bi rek parce que gars yi bu bëri nañ. dëgg la di ziar bu wér. jaajëf ñu ngi lay ziar yow. jërëjëf bro jaajëf. donc moom ci dugal WhatsApp mais dafa woote directement di wax ni nitu dëgg mi ngi doon bëgg a dugg moom it ñun dinañ jéem a def ñii kii ñëpp ñu jéem leen a rappeler am na ku doon kii y a 1 minute ah. donc di wax ni ku bëgg a dugg rek par WhatsApp. allo. allo. oui. Bada ça va man la maam. ah maam Sène. waaw maa ngi lay ziar. waay sister kontaan naa ci yow. non maa la gën a kontaan. kontaan naa ci yow bu wér. ak yéen soo xam rek ku am góor yu mel ni yéen góor yi ngeen ñu jox ci daal. dëgg la dëgg la dëgg la. yéen a ñu jàppale daal yéen. dëgg la dëgg la. si yéen a ñu encouragé. dëgg la. teg ñu comme seeni sœur. non loolu moo am. jox
tout respect ba nga xamante ne franchement. waaw yow kenn du yow. ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. kenn du yow. yéen ñëpp ñoom mentalité. gaal seen. yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn. dëgg la sans oublier nag sama fan numéro 1. mu nekk Abraham Samake. Abraham mon frère sama frère la. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mu nekk Sénégal. waaw ñu ngi lay fay yow it. yéen nag gagné ngeen je peux dire que vous avez déjà gagné. parce que boo leen gisee ni maam moom bu ko gisee ñoom xam nga dañ doon bojo bojo. bu ñu demee bay wax mooy dañoo tiit. dañoo tiit. xam nga bu fekkoonte ni wóor na leen gagné nañ ba pare dañuy def sa bojo bojo ba. waay mais ba ñu génnee ci bojo bojo bi rek mooy ci dañoo tiit parce que foog na ñun dinañ yéeg ba fii. donc vous avez déjà gagné. ñi génnul nañu génn. ku nekk xeex parce que tey jii bu ñu libéré Sénégal man lu ma wax rek naan man je veux que le Sénégal soit le premier pays africain à être libéré. billaay parce que ñun li ñuy jooy moom la Afrique yëpp di jooy. ñëpp moom la ñuy jooy du njëkkeewul que ci ñun de. mais on peut pas être gouverné par des voleurs. c'est pas possible. il faut que ñu franchir premier pas. il faut franchir le premier pas. naka lañ koy franchir moo ñu def révolution amoon na révolution française. léegi c'est notre tour. te peuple bi ñoo ko defoon. attends une minute. et voilà. merci bonne soirée. révolution française ba mu amee woon. peuple bi ñoo jógoon de. du parti politique yi de révolution yu mag yi. non c'est le peuple. c'est le peuple. qui s'est levé et qui a dit non stop. tey nag c'est notre tour d'être éveillé. tey bu ma nit woowee naan la nga def Sénégal. mais Sénégal c'est pas ñun cette population lambda bi ñoo ko war a defar. dëgg la non parce que ñoom duñ toog ci xaalis bu war a defar Sénégal ba pare nee naka la cette population lambda bi defar. bilaay non ñoom dañuy def li ñu war a def ñun ñu jàppale leen. donc le premier coup de pouce le grand coup de pouce de l'État. tey mosoo fi gis ministre boo xam te ne génn na ci mbedd bi ne salaire am matul kenn fayu ko. man de ba ma juddoo ba léegi gisuma ko. xoolal yow boo ma gisee wax ma. non mosuma ko gis mosoo gis Macky Sall di grève ne kenn fayu ko. déedéet. kon ñoom dañuy fay seen bopp ba pare doo koy fay nit yi. donc ils en ont rien à foutre loolu mooy premier point boo xam te ne ils en ont rien à foutre. benn défi laay jox Mame Mbaye Niang bu fekkente ne la muy wax dëgg la na Macky Sall dem def bain de foule. bu defee suba bain de foule te kenn sànniwu ko xeer rek billaay lu nit neefare bu nit sànni suba mas. wóolu na moom ñemewu ko. bu yeboon na ngeen ko partagé nag li may wax vidéo yi partagé leen ko le maximum ba mu dem ci moom. nee nañ dañoo bëgg a génn seen mbojo nañu commencé par faire un bain de foule nañu commencé par dire on a plus besoin de garde-corps parce que les Sénégalais nous aiment. loolu bu fekkee woon nañ seen bopp nañ génn ci biti bu boobaa dañ xam ne ay fañ toogoon ni ñu fa toog ba léegi. Sénégalais nag mooy bu waree jóg day jóg foo nekk ni ndànk-ndànk la ñuy def dañ koy togg ba mu ñor mais bu ñor na aéroport sax duñ fa génn. dëgg la. en tout cas maa ngi leen di woo ñëpp nañu génn le maximum le 19 même ñi nekk Paris yeneen région yëpp. bu ci mën a def manifestation si côté am. bu ñu wootee rek xeex bi ko yéen man j'appelle tout Sénégalais nekk te mu bëgg Sénégal te Sénégal jaral ko lu nekk nañu def manifestation semaine prochaine génn ci mbedd bi. wane ne stop te ji nga bés bu ñu yuuxoo ñun ñëppay àndax ñun ñëppay àndax. bilaay ñoo jooy te nit dañoo respecté. tey bu population sénégalaise jógee ci mbedd bi ne stop ñëpp ñuy gëm parce que duñu waxtu. donc jóg xeex suñu ak suñu yelleef récupérer suñu dëkk. parce que c'est plus ces gens périmés là qui vont diriger qui vont développer le Sénégal ñii mënuñu def. duñu dem. seen i daal la dagg seen bopp dañuy yembati lu may wax adhéré rek ànd bokk Dakar. ñoom ñëpp a yembati. du ma téye ligne bi nag lu yàgg ndax maa moom li muy kaas dafa bëri trop. rafet na si avec vous surtout yow ak sa métier yëpp tu te donnes un temps pour faire ça vraiment chapeau. merci ma sœur. jaajëf Mame Sène moom it franchement nekk nit koo xam ne ku engagé di def live bi am solo loolu moom aussi doon source de motivation ci ñun ñëpp donc ñu jëlaat keneen. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw. mais tur bi nag laa xamul quoi dafa jot TV laa gis quoi. waaw dafa jot man Alioune Badara laa tudd mais dafa jot moom mooy mouvement bi mouvement révolutionnaire la mouvement patriotique. ok Alioune Badara. ok man la Babacar Sadikh maa ngi lay woo depuis Canada quoi. waaw sëñ Babacar ñu ngi lay déglu taxawaay bi quoi ñu gis ni gars yëpp ñu jëm dafa mel dafa am. ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. ok je disais que ñu ngi rafetlu taxawaay bi parce que maanaam Sénégal dafay loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk quoi
te loo xam ne ñëpp ko bokk rek kenn mënul dem bàyyi ko ginnaaw quoi te aussi mënuñu ko séddoo quoi. te je pense que il est arrivé benn heure boo xam ne dafa jot Sénégalais yi taxaw xoolaat fi ñu jëm quoi parce que gis nga affaire parrainage bi ñu ko bàyyi mu jàll. après li des si suñu dund moom bu yóbboo ñu xam ne ay jàmm lañu. billaay wallaay taala dara du ko empêché bu def forcing élection présidentielle yi ñëw. jaxase carte gi ne moo gañ. boobaa tam dañuy obligé toog di ko seetaan. su ko neexee mu modifié constitution bi de léegi limitation de nombre de mandat am. billaay wallaay je pense que Macky Sall dañ ko bàyyi muy déroulé. Macky Sall mu naagu quoi Macky Sall defar naagu. te le 19 dafa jot gars yi xamal ko ni Sénégal moom dañ ko dénk. billaay dafa jot woon Senghor dañ koy woon ko Abdou Diouf dañ ko woon ko Abdoulaye Wade noonu la ko dénkee moom tam day jàll keneen ñëw. di jéem a liggéey réew mi. Macky Sall seulement li xam nga def nu ko neex. gars yi di considéré mu dem benn instant yaakaar ni moom léegi nekkatul njiitu réew mi pour le quoi. donc je pense que dafa jot c'est patriote yëpp amul ay man neewuma Sénégal ak boo demee bu la rey yaay tax non non Sénégal bu fekkee dafa nekk dëkk boo xam amul yoon. ñu ne àll bi suba mën nañ la doon jàppale dugal na si kaso. donc dafa jot Sénégal tegu ci yoon am justice ñi jiite def ko en toute responsabilité. je pense que ni man daal dama leen di féliciter gars yi nga xam ne ñu ngi def live ñu ngi def ay publication ñu mën dem sur le terrain dañ dem sur le terrain. ñu xam ne Sénégal ñun on a rendez-vous avec l'histoire il est temps waa APR ak Macky Sall ak ñëpp ñu ànd. dëgg la mon frère. enough quoi à un certain moment il faut savoir xam nga raison garder quoi dañu xam ne nag ñun duñu leen bàyyi ci loolu quoi te ñu nga lancé un appel à tous les Sénégalais. ku ko mën na nga déplacé ñu ñëw comme ni ñu defoon 23 jours rek gis nañu ñëpp ñëw taxaw. ñu xam ne nag bu mu jàmmi toog na te duñu nangu Macky Sall dañu ko taxalaat quoi. exactement mon frère ñu leen di gërëm di leen sant di leen encouragé. ñoo lay gërëm mon frère partout à travers le monde di leen encouragé quoi. jaajëf mon frère avec vous incha allah lépp dina baax quoi. jaajëf mon frère kontaan nañ trop. kontaan nañ ci yow. jaajëf sama gars yi na ngeen dugg si WhatsApp bi. da ngeen dugg si WhatsApp bi participer am na solo parce que appel la à la résistance boo déggee nag appel à la résistance mooy ñun ñëpp actuellement ku nekk war na mën a allo oui allo oui ñu ngi lay dégg. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay dégg. waaw man dama bëggoon participer mais. yaa ngi en direct. voilà man maa ngi en direct waaw man la Ablaye Mbaye. waaw donc damay suivre émission bi te vraiment concept bi neex na ma lool. waaw je suis tout maa ngi vraiment di suivre émission bi chaque fois dama ko suivre. waaw donc concept bi neex na lool rafet na la mais su ma fay ñu gën ko recaser. ndax monde bi koy suivre. te ñu am benn kii boo xam moom lañ bëgg a incarner. mooy mouvement dafa jot. que sunu gouvernement yi am qui se dégage. mais nag mën nañu concept bi nga yore ñu nekk en tant que li ci gën a participer doon jeune. donc bon des esprits sains dans les corps sains donc ñi nga xamante ne dañoo esprit sain donc li ñuy wax sain rafet set. noonu la lay ñaan képp koo xam da ngay dugg xamal nga bañ a saaga. jël wax boo xamante ni dana am important ba nga xamante ni ñun jeunes yi nga xamante ni ñoo ngi suivre émission bi. bu ci yemee danañ ko mën a convaincre sans pour autant vexé ko. mais am na noo xam ne buñ ko waxee mbaa ñu doxee ko donc mag mi ñëw ne tourné yem ci page bi donc ko daf ñu dégoûté. te suñu ñi ñu yor donc dañoo war a yor ay facette combat yu bari. facette combat yi bi ci jiitu mooy ku ci nekk la ngay incarné xeex la lépp la mais yar ak dignité da ciy jiitu. donc daal li may ñaan mooy ñun ñëpp ku ci nekk rek. la ngay dégagé ci yow boo ko dégagé ak ende. non dañu ça ne part pas. donc nañ ko dégagé ak modeste ak calcul yoo xamante ni day gën a yaatu kenn ku nekk fa nga nekk da yaatu. dëgg la que ce soit ki nekk Sénégal na yaatu ki nekk diaspora na yaatu. waaw parce que ñi yor bon paado la yoo xamante ni teraanga da leen dab xamuñu ko. donc bëgg ñu picc ni dem non
mën nañu xeex ak bépp kii mais sans pour autant ñu vexé kenn loolu daal laa ko amul donc maa ngi nuyu ñi nga xamante ni ñëpp ñu ci ligne bi rafet na donc ku ci nekk rek maa ngi lay bëggee ku ci nekk maa ngi lay tàllal sama bopp pour ñu gën a xeex te ñëpp xool saa su ne ku ma dégg ku ma dégg rek saa su ne maa ngi ci leen di leen bëggee jaajëf mon frère waaw di leen wax ni ngeen woote ñi mënu woon dugg mën nañu woote directement pour essayer jéem a dugg ñi bëgg a dugg donc ku bu woote rek mën nga dugg actuellement ci WhatsApp bi am na ay numéro yu doon woote mais dama xamul exactement numéro yi donc ku bëgg a dugg rek mën nga dugg joxe sa xalaat c'est important parce que jour bi ñu jëm jour bu historique la donc jour bu historique la dañuy bëgg nit ñëpp wax seen xalaat ci appel bi mooy appel du 19 avril peuple bi war a wane boppam ni moom ba ñuy xeex 23 juin c'était pas pour Macky Sall mais c'était pour le respect de la constitution c'était pour que képp koo xam ni da nga fay nekk tey nga xam ni Sénégal dépassé nañu foo xam ni dañuy laal suñu constitution waaw ñu jël. waaw sama grand man la Mamadou Sall. waaw Mamadou na nga def ça va. ça va grand. ça va bien. grand waaw man de affaire bi métti na ma trop métti jam daal man damay toog ba mu yàgg di xalaat sama avenir u Sénégal di xalaat sama avenir u jeunesse. doy na waar. mais grand imagine toi ñu judd tey. jëm ba nga xam ne ñoom ñoo am 35 ans. ñun seen avenir ëllëg si lan la tegu ban base. non ci dara. parce que dafa signé ay contrat ay 45 ans contrat yoo xam ne kenn xamul ay contrat lan la. billaay mon frère. ñooñu seen avenir si lan la tegu loolu seen avenir si lan la tegu. non ci dara hypothéqué. ba ñu am 35 ans ba ñu am 40 ans ñooñu tey seen avenir si fan la tegu tey. non si fenn. ci dara hypothéqué seen avenir. billaay. ay étudiants di xaar ay 18000 francs xool fi étudiant di am 700000 francs en Europe. non ba pare 18000 yi bala nga koo jot 4 heures du matin 5 heures du matin 2 heures du matin ngay rang. ba 1 heure kii ngor mel ay sarax. waaw billaay. man léegi lan laay convoqué nii su ma leen dem leen inscrire ma xam lu ma leen wax léegi. dem leen nga inscrire ngeen mun am carte d'identité pour mën a louer base wala mën a louer chaise bu leen demee Sénégal. billaay. man fu mu toll loolu laay convoqué nit ñi pour waxaat nit ñi. gis nga grand ñi nga xam ne ñoo ñu jiite tey. gouvernement bi ak yenn député yi ñoo ñu jiite yi xam nga ñooy ñan. mooy ñi nga xam ne seen maam yi ñoom ñoo nekkoon traître yi ëllëg la lu dasaraan. mooy traître yi ñoo ñu jiitaal ba tey. ñun ñi nga xam ne ñooy bañ ko ñun ñooy góor ñooñu seen maam yi daan bañ ba tey ñooy bañ. parce que am loo xam ne mënoo fa nekk ba pare bañu loo mais yow ban façon nit nga. man dama ne ñooñu. traître démb yi ñoom la seen sëti nekk fii tey. man bët boobu laa leen a xool. dëgg la. même thème bi la même gens yi la même personne yi la ñoo nekkoon diggante sëriñ si di laaj même chat yi même chien yi. même chien yi xoolal tey jii grand man tey jii kuy Sénégal ngay taal bi sëñ Touba ngay taal moom Alay Mari ñemetoo taxaw daan sëñ Touba moo fi xeexoon ñun lan lañ fi xeex tey. billaay lu ñu xeexoon yëpp naxasaay na tey jii naxasaay na. billaay. ñun est-ce que woon ñeme nañ taxawati ñu naan seen maam yi ñoo fi xeexoon tey. loolu seen maam yi xeexoon tey loolu ñuy bàyyiloo anuñu naka lañ ko def léegi. ëllëg ba xam nga lu may xalaat ëllëg bu ñu demee ba jàkkaarloo suñu borom jàkkaarloo ñu lan la leen wax. doy na waar. suñu borom def joxoon naa leen li joxoon naa leen mais léegi ana la ma leen joxoon ana la ma tegul seen loxo ñu naan non benn waay lii kon ngeen kooku ngeen gën a ragal ka man la moo tax jaayantew leen ko rey joxe seen. billaay lu mat a sóoraale la li nga wax. lu mat a sóor bi seen maam yi joxe woon seen bët gàncax ñun dañuy buñ deewul tey dañuy dee suba wala gannaaw suba wala gannaaw suba. tey benn yoon rek lay dee. tey seen maam yi nga xam ne dañuy deewoon la jot dañuy bàkku dañ koy ndamoo di ko bàkkoo. ah te deewul. dee na bàyyi def woy woo xam ne du fay bu mu. mais jëf la fi bàyyi. ñu ne war ah. ma ni jëf la fi bàyyi jëf. jom la fi bàyyi ak fu la fay léegi jom yooyu fu la fay loolu la moo tax ñun tey bu ñu gàddu flambeau boobu tey. doy na waar xeex li fi ne. la moo tax ñu gàddu flambeau dem xeex li fi ne reyante li fi ne jóge fii. bu ñu man fu mu toll man dama ne su ma dem day dee benn yoon lay dee. bàyyi fooy boo xam ne du fay ba mu moo tax nga fay bàyyi gàcce goo xamante ni da ngay dugg suufu lan baari. je t'assure table yi wala tëju si biir kër naan du ma dem. il est temps man de ñu lay woo jeunesse bi nga xam ne ñoo am 18 ans. ñooñu lay gën a soññ te leen seen avenir mi ngi si xottu gerte. bilaay avenir il est en jeu. bu ñu jugulee ñu jug ànd ak ñun ñu reyante ko. te barke yàlla
ñun ci avenir c'est pas la peine Macky Sall bu jàllalee lii dana la jàlle élection dana gagné élection yi dana fi toogaat beneen mandat toogaat beneen mandat lu leer nga wax dana xaar nag du xam fu mu jëm nag jot luy jot dafa jot ñu war a jóg nag dafa jot de ñun ñoo war a jóg dañoo war dinañ jóg taxaw xeex seen avenir surtout xeex seen avenir yu doom ba xam ne ñii yoo xam ne ñii seen maam yi am na lu fi bàyyi woon man loolu laa am li may wax merci ngeen jërë ngeen jëf ca kaw nag ca kanam ci lu baax bro rafet na trop aywa di kontaan ci yow donc keneen ku ma mën a woote ku woote ma jël la bu amee keneen kuy woote ma jël ko pour wax ni am na solo nit ñi woote joxe seen xalaat parce que appel bi nit ñi dañoo war a ñaax nit ñi ñu génn ñu xam ni Sénégal bi Macky Sall di wax ni le Sénégalais ne sait pas dire non man pour man loolu affront la un peuple qu'on dit que il ne sait pas dire non un peuple bi nga xam ni moom dafa mën a toog pour que di subir loolu tey képp kuy sénégalais tey wax boobu war na laa mën a naqari képp kuy sénégalais waxu Mame Mbaye Niang bi mu wax ni ñoom képp ku génn dinañ ko jëflanteeg yow ñun loolu defe naa ni tey sénégalais bu nekk loolu war na laa metti donc di wax ni ñëpp tey actuellement def comme un seul corps wane ni bési dund du bési dee waaw te aussi benn jour la nit di dee nit du dee ñaari yoon nit du dee ñaari yoon il faut que sénégalais yi xam loolu man damay ruus bu ñu dóoree ñaari grenade ñetti grenade nit ñi tas non tey bu fekkoon beneen envahisseur moo fi ñëw di dóori bomb ñun dañ ko war a dékkandu ndax suñu réew mais aussi tey suñu réew bu ñu wootee ñi nga xam ni ñoo koy diriger di ñu kii donc ñun aussi war nañoo mën a am tey beneen taxawaay jaajëf. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. waaw sëñ Aliou Badara ñu ngi leen di ziar baax a baax. di la fay kokal la. waaw ñu ngi wootee depuis Saudi. ok. waaw yaakaar naa ñu ngi ci direct bi. waaw yaa ngi direct. waaw donc dañuy naqarlu li nga xam ne rek actuellement fii lañ xam ni fa lañ jëm. système parrainage bi nga xam ne tey suñu njiitu réew mi ngi koy teg. lii nag day tekki kani rek Macky Sall dafa trahir peuple bi yëpp. di laaj. mais nag comme dafa yàggal làmb mu nooy depuis bi ñu nekkee ci pouvoir bi ba léegi. surtout ça. moo tax foo ko fekk rek ñu ngi làmb di gën a avancé lii nag dafa jot Sénégalais yi jot. jot na de dafa jot. ànduwul ci parti politique yi ñoo ko war a xeex déedéet. dafa jot ngay citoyen ordinaire parce que lii dañu bëgg a xañ ñoom en tant que citoyen te dañu ko bëgg a xañ. tey su ma bëggee tànn en 2019 tànn ko Macky Sall la yow boo ko tànn moom mooy xool suñu lay tànnal. loolu dafa jot donc suñu wax bi ci bari li ñuy ñaan rek mooy képp koo xam ni patriote nga ci Sénégal te Sénégal yi ñoom la ci sa dund comprendre nga benn ñoom la ci sa dee benn ñoom la. dëgg la. donc li ñuy ñaan mooy bépp Sénégalais boo xam ne ñu nga xeex ngir te avenir doom ëllëg wala say avenir sëg rek vraiment. ñu lay ñaan la naata nga génn ci le réseau bi. wane sa naqar wane ni ànd ci système parrainage bi nga am Macky Sall bi ñu koy doxal. donc loolu la ñu amoon lu ci wax parce que suñu xool dafa jeex ci ñoo gisee Sénégal tey ak ñun xamuñu Sénégal suñu jëm suba. dëgg la mon frère. donc moo tax suñu wax ji ci baax ñu ngi leen sant leen gërëm di jégalu baax a baax. jaajëf wax ji rafet na merci beaucoup. donc bu keneen mënee dugg am na ñu doon woote bu keneen mënee dugg je pense que loolu am na solo wax ji am na solo allo maaleykum salaam waaw Aline Badara la waaw maaram xaaral ma def la en direct waaw yaa ngi direct maaram waaw salaamaaleykum yéen ñëpp ñu leen di sant seen gërëm leen siyaare yéen ñëpp jërëjëf maaram ñi nekk Sénégal ak ñi nekk diaspora bi yëpp dëgg la ñu ngi rafetlu waxtaan bi Sénégal nag man am naa ci daanaka trop parce que réew moom bu demee ba léegi moom daanaka moom di ko yore moom amul lenn luy central lu koy ay menace la ñuy menacé population bi man am
am naa ci tiitaange. bilaay. parce que waxuma sax Mame Mbaye Niang mais man président Macky Sall laay wax. parce que ñun dañ ko faloon am lu ñu doon bañ ba jëlee fi ñu fi nekkoon. donc buñ ko falee 65% am lu ñu yaakaar ci moom dem ba heure bii nii ñu yaakaar tas. waaw léegi mu dem ba indi ñu ay façon nit yoo xam ne nii. ñu taxaw àdduna bi yëpp ñu leen dégg ñu taxaw ci menacer seeni population. man loolu am naa ci tiitaange trop parce que keneen moo ko doon def du ma lim lu jóge ci ñoom. bilaay. parce que ñun di leen menacer parce que ñun li ñu soxla moom ñun suñu droit ñu jël ko ba pare. exactement li ñu constitution may loolu la ñuy jël. am nañ ci droit suñu droit lañ koy jël. parce que marche dañ ci autorisé te constitution bi dafa am lu ñu ci waxoon ne kenn dootu ko laal loolu la ñu doon xeex 23 juin. ba ñu bëree bëri dee ci. kon waruñu dellu si waat na ni dama laal constitution wala dañuy def quoi que ce soit. wala Ndiaye na dafa am lu mu wax wala Ndiaye def ni. waaw. muus ginnaaw bu daggee jàpp muus rek. boobu am na lu mu yaakaar ñàkk ba moo jege. dëgg la. waaw muy képp ku mën doon nag kuy taxaw di menacer population Sénégal pour man dafa am loo yaakaar parce que li ngay yaakaar rek mooy force de l'ordre yi gendarmerie yi wala policier wala institut. te ñooñu suñuy mbokk lañu suñuy doom lañu. suñuy man lañu. te ragal naa ñi fi nekk ci ëllëg dañ fi jóge. donc waruñu leen di xeetal ci population bi. waruñu leen di xeetal ci population bi. dëgg la di leen di maté wala di leen def quoi que ce soit parce que ñun Sénégal ñoo ko moom Sénégal rek moo ñu ñor. moom rek moo ñu ñor. ñun ñëpp Sénégal rek moo ñu ñor moom rek a tax ñuy di wax di sonn di ci parce que yéen a ngi bàyyi denc ci toog di wax ci sensibiliser. rien que pour Sénégal jëm kanam rek. man dégg naa ci trop wallaahi wa taalaahi man dama cee am. mais ku yóbbu tiit sama benn Macky Sall wallaahi wa taalaahi man jaral na ma lu bëree man tey ci suba wallaahi ay badara. sama doom sax ma wax mu ne papa moom déwén lay def sax mu ne ma papa jàng bi dama koy bàyyi quoi ma xool leneen lu ma def. yaa ngi koy dégg mu ne damay bàyyi njàng ma ne ko sax ngay bàyyi njàng mu ne boobu léegi seen proposition yi corrigé wuñ ko. mais wax na dëgg. ma ne ko non pour loolu rek xëy na yàlla baax na xëy na ñu yàlla jëlee xëy na yéen kii parce que yéen ñun ñoom suñu wàllu wéy na ba pare. ñu def yëpp pour xale yu ndaw yi rek man xale yu ndaw yi nag laa gën a yëngu. bilaay. moo tax xale yu ndaw yi ñoo waroon jël seen matuwaay lépp luñ mën a def ci réew mi loo xam ne nekk ci lay di ñaan jëloon ñu taxaw xeex ko ba wax nga dëgg mon frère. benn yoon rek kay dencat. benn yoon rek kay de. benn rek yow. mag ñu baax ci liggéey nañu liggéey ba sonn mais ñi liggéeyoon ñoom aw na yoonu yàqu. parce que doo combat li ngay dégg léegi Sénégal daaw ko dégg. doo ko dégg jàmm rek la ñu xam mais ñii fi ne ñoom xamuñu jàmm xamuñu dara ñoom menace ay dóor ay saaga loolu lañ xam ñoom ñëpp dañuy saaga tey rek maa ngi dégg ci benn dëkk bu ñu ngi fay reyante di xeexante xoolal loolu. bilaay xoolal ma loolu. benn dëkk bu nga sore ci àll bi maa ngi xool seen internet bi ñu ne ñu ngi fay reyante ñoom ay ministre. wax nga dëgg. république yaakaar leen ñu taxaw di dóor a. ñooñu de ñoo ñu diriger. te ñoom lañu yaakaar ñu bon décision ci réew mi. bilaay yéeme na trop. ak bi yëpp leen dégg ñu taxaw di ñu menacé ñun population bi nga xam ñun ñoo leen tolloon. ñu menacé. bilaay mooy defee nangam dañ leen def nii dañ leen def nii. ñu leen neex man ñu ko def ñu leen neex mais ñu sommes prêts pour jox leen suñu bakkan ñu jaar. ñun menaces yi taxul ñu reculer. wallaahi wa taalaay man sama bakkan jaar na ma Sénégal dañ ciy woote loo xam ne dañ koy narul teg yoon sama bakkan ci laa ci teg. yàlla xam na ko. parce que ren moom léegi yàq na fàq gis nga ni man benn bañ ma trop. ñëpp lañu benn. waaw ñu nga doon waxtaan de sant leen gërëm yéen sant leen gërëm. rafet na. amuñu seen fay. rafet na maaram yow it. xaw ma sax lu ma wax man mer ba fi mu doon ne. dëgg la ñëpp la seen xol fees. waaw loo xam looy wax xam nga réew moom ñun ñëpp ñoo ko bokk. dëgg la ko benn groupe ko paajoo bokk ko féetewoo day métti. doy na waar. yéen ñi sa xale yi coono gi ñu teg ci xëy ci jàng bi ci sonn mënatuñu jàng dara moom bay bi yàqu na. bilaay. santé bi yàqu ma la ñëw leen. doy na waar. deuxième mandat rek moo intéressé. non moom kese ko intéressé. ñu ngi réunion bu ko def lu ñuy wax lu ñuy def ko waa 2019 moo leen intéressé. kese. mais daraay population bi intéressé dara. dara. daraay population bi intéressé seen bopp kese wallaahi wa taalaay moo leen yor. bilaay walaay. yal na nu yàlla dimbali ba tàqale ko. tàqale ñoom. amiin di jaay Serigne Fallou Mbacke borom màggalu Kazu Rajab yi ñu génn def. amiin yal na nu yàlla tàqale ak ñoom. amiin ba Sénégal dellu fa mu nekkoon di ciy séntu ëllëg mu jaar yoon woo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp. amiin.
waaw ñu ngi rafetlu na waxtaan bi baax a baax a baax a baax gërëm jërëjëf yow mënu ma ko wax parce que man daanaka wax sax jiwu ma mais non rafet na rafet na il faut rek ma jëm ci participer wax yi xew ci réew parce que réew mi nii comme jëm nii ñëpp a ko bokk parce que dëgg sax kenn du wax xam nga naa sëriñ yi wax sëriñ yi mënuñu wax sëriñ boo xam boo waxee boo ko ki ngay waxal du la dégg dëgg la loo koy wax xam nga man tey magum dëngam dana boo gis boppam ñu ko diine bu demee yow ne la defal di def lii kam rek kooku boo ko dee taxawal feneen taxaw di xool billaay wallaay dañuy di leen wax dara parce que ñoom dégguñu wax déggatuñ ko yàlla xam na ni dëgg nga wax lu leen neex rek la ñuy def leen neex kese di terroriser nit ñi bu dégg dégg mu ne nit ñi ay xar la ci pour man moom dañoo foog ne nit ñi xanaa ñu ay xar ñoo ne ci Sénégal lay mais dañoo fonkul seen karawaat la yor seen yar tey ci xoppaate tey ci menacé loolu dong la ñu nekk ci mais ñun lañ fiy fekk xamatuñ loolu ci ruslee ñun lañ fiy fekk ay ñëpp la dégg ñu toog di menacé bi kon ñu xeetu Sénégal population Sénégal ñëpp nañ di menacé loolu dem rafetlu ko loolu bu doon pays de droit boobu dañ koy woo ne ko sawaay lii waroo ko wax ñu tuub ko demal nga déglu ñu ko doon wax billaay parce que moomuñu nag ñu Sénégal ñoom moomuñu ko Sénégal daggul kenn dem ko titre foncier ne ko ci yaa ko moom amul benn ñuy daggal dafatal ay nit Sénégal ne la titre foncier wu Sénégal bi yow yaa ko moom amul dëgg la république lañu yor dañ leen a fal ay kan ñu dox nañu fexe ba bu ñuy wotewaat li laay wala sul ma ñaan la ko dañ fexe bu ko élection dem ñu teg ko ci ni ko ab jub defe woon ak Abdoulaye Wade pour ñëpp déggoo ci fu ñu gañe te dem seet loo def bu gañe ba toog Sénégal jëm kanam ñu jéem a liggéey xool nu ñu liggéey rek mais li ñu jëm nii jëmaluwuñu fenn lañ jëmal histoire rek doomu la ñuy jëmale ci réew dëgg la di leen sant Aliou Sall di leen sant di jaare yéen ñi may def ñëpp fekkat man li ma wax am naa ci leen lu ma ci def loo xam ne rafet na trop ngeen jégal ma ko quoi rafet na trop ñu ngi rafet nag seen waxtaan baax a baax rafet na trop rafet na trop donc Maram moo doon intervenir bu ngeen déggee ni mu waxee sax ngeen xam ni franchement nit ñi kontaanuñu waaw Moussa Ndaw ñi ngi ziar arma bouger tuuti delloo nañ ziar di gërëm naka yi tey waa sànq maa ngi envoyé message pour bëgg a participer donc man maa ngi fii nii à Strasbourg en France ok donc ñun tey def nañ suñu manifestation tey pour li nga xam te ni moo xew Sénégal muy affaire parrainage bi surtout on a fait notre manifestation yaa ngi dégg dem nañ ci parlement Europe dem nañ ci institution internationaux yi ne fii à Strasbourg parce que lii bu stratégie de fii le parlement européen nekk et yooyu dem nañ fa dénoncer donc def nañ ko live donc mais li may ñaan rek mooy sénégalais yi ñu jug taxaw parce que lii warul jàll lii warul jàll te stratégiquement sénégalais yi waruñu dem naan dañuy dem buntu assemblée nationale tax gars yi ñu ngi leen fay xaar Macky Sall 23 juin fi la ko fekk day bancarisé wu dafa bett Abdoulaye Wade mais du bett Macky Sall donc affaire bi guérilla la ci mbedd mi entre Macky Sall ak population bi député yi waruñu génn seen kër Moustapha Niasse dañ ko war a dem kidnappé warul génn sénégalais xeex bi dafa war a commencé le 18 war a commencé le 19 donc affaire bi bu fekkente ni dañ ko bëgg a xaar ba le 19 dina jàll dañu waxante dëgg bu dee dañ bëgg a xaar ba le 19 pour dem assemblée nationale dina jàll ndax bett na Abdoulaye Wade mais du bett Macky Sall dëgg la donc te signaux yëpp dafa nekk en faveur de l'opposition ak sénégalais yi parce que moment bi affaire bi di daw assemblée nationale Barthélémy Dias kaso la ko fekk te alxamis la tombeloon bi tam mi ngi fekk Barthélémy Dias kaso tombeek alxamis donc stratégie bu ndaw bu ko gars yi tegee dafay jàll lépp signaux yëpp dafa jaar même chose Abdou Macky Sall mi ngi jaar fi Abdoulaye di jaaroon ou pire donc je demande à l'opposition ñu xam ni affaire bi xeex bi le 18 la jëm le 17 ànd ak Macky Sall jàkkaarloog moom mais le 19 bu ñu ko naree xaar buntu assemblée du sotti de donc may ñaan ñun def nañ li ñuy def fii mënuñ ci leen loolu lañ mën a def génn dénoncer on a dénoncé le reste population sénégalaise bi ñoo ci war a jóg taxaw jàkkaarloog nguuru Macky Sall bii nii tax lii warul jàll lii warul jàll donc may nuyu ñëpp di gërëm ñëpp nekk ci panel bi donc xamante wuñu mais vraiment maa ngi lay suivre di la encourager parce que lii rek lañ am ñun lii lañ am ñu ne fii
lii rek la ñu am donc di lay encourager réseaux sociaux yi Macky Sall daf ko ragaloon bi ñu ci doon menacé Abdoulaye Wade dinaa ko yaa yor police bi yaa yor lépp mais ñun benn clic rek mun na tas réew donc clic bi léegi clic bi mu doon wax dafa yokk. dafa yokk sur le net léegi lépp a ngi jàll bu jëlee RTS jël média bi yëpp mais mënul jël réseaux sociaux yi mënu ci dara ci lañ am pour communiquer donc c'est très important ñu leen di encourager ci li ngeen di def ngeen continuer ci bu leen dara delloo ginnaaw. merci bro yéen aussi ñu ngi leen di jaajëf parce que action yi ngeen def noonu am na solo. combat bi aussi il faut que ñu ko internationaliser. c'est important. c'est ça loolu la donc vraiment ma lay encourager di nuyu ñëpp am na sama benn cousin mi ngi en ligne Mor Ndiaye il est en Italie sonal na ma nag fu ma dugg mu fekk ma fa. mi ngi seetaan donc may nuyu sa gars yëpp quoi vraiment di la encourager. jaajëf mon frère. jaajëf. waaw bu fekkee ni am na ñoo xam ne mën nañoo dugg par WhatsApp defe naa am na ku doon woo ma ko. am na ku doon woote WhatsApp léegi ma rappelé ko. donc pour wax ni message bi benn la mooy que fulla ak fayda taxawaay. allo. oui bro. waaw bro naka dama gisoon live bi ma doon oote ci kii bi quoi. waaw ñi ngi en direct nii. ah d'accord moom laay seetaan nii sax kay. dëgg la. nañ def naka yi tey. ça va alhamdulilah. naka coono tey. ça va amul benn coono parce que dëkk bi moo ko laaj. waaw loolu moom dëgg la moom bu Sénégal soxlaa moom. waaw kenn amatul leen looy def. bilaay walaay. taxaw ci rek. ah mais dara de bu soobee yàlla moom liñ bëgg dinañ ko am moom. incha allah daal na nit ñëpp génn ci mbedd bi. bilaay ñëpp. na ñëpp génn ci mbedd bi ñëpp. parce que moom fu toll dafa yaakaar ne li daloon Ablaye Wade moom du ko dal. waaw mais day nax boppam. lu ko raw di la ko dal moom. ah loolu la Mame Mbaye Niang wax de. non Mame Mbaye Niang day font rek man dama ko dégg de man kii dafa yaakaar ne xanaa bàyyam moom réew mi wala ñoom moom réew. doy na waar de. wala deuxième 2017 ko foon quoi wala moom newu foon. ah moom ma nga woon ci giri yi. waaw moo tax loolu laa wax ne dafa def noonu foo lu fekk ko fi lu ko raw nag moo fi nekkaat. waay. lu ko raw fuuf moo fi nekk. te bu la 19 dinañ am betteel. bilaay. soobee yàlla di population bi dañu leen wan ne ñoom moom réew mi ñoom ñoo ko moom. waaw. donc kooku dem na ñu xool am na ku doon woote léegi. allo. allo. oui. ah jaajëf grand. jaajëfatee kokal la. ah Cheikh Kane la Cheikh Kane. sëñ Cheikh na nga def. ziar bu baax. ziar bu wér. ana waa kër gi. ça va ñëpp a ngi ci jàmm. ah yàlla na jàmm yàgg. ok maa ngi ziar ñëpp waa mouvement dafa jot quoi. waaw delloo nañ ziar bi teg ko ci loxo Galsen. waaw. jël ko teg ko ci loxo Galsen quoi suñu coordinateur. jeex na tàkk. waaw maa ngi ziar ñëpp liggéey bi rafet na am na solo quoi. waaw. affaire yi de man ni ma ko gisee mooy. maanaam le 19. moom ci leen war a libéré wala nu doon ay kii quoi doon ay jàmm. dëgg la de. waaw loi bi moom bu jàllee. bu waxee ba mu jàll moom. bàyyi bon dem toogi fële. billaay. ay élection sax jarul nu ciy dem quoi. jaaratu ko de. donc xam nga problème mooy maanaam danger bi ci ne. danger bi ci ne mooy képp ku signé xam nañ fi nga dëkk. yow mi signé yow doo wate moom si fin. jeex na. ndax dañ lay identifier andi ay njuñ njaaj quoi ci sa carte. boo waree wate Dakar nu yóbbu la Tamba. bilaay. bilaay. liñ ci doxañ dafa bari de. dafa bari trop. bu ko dem signé ka ay signature kay doo wate moom doo wate. bilaay.
waaw boo fekkee Dakar nga war a watee daan la yóbbu Tamba. loolu lañ bëgg de. waaw loolu la danger la. loolu lañ bëgg. et puis bu jàllee moom mooy dictateur quoi xam nga dictateur moom doo cëpp rek ni lay ni dictateur nga da nga koy def étape par étape. kese. te Macky Sall lool lay doxal quoi. ah mais nag ñun ñoo war a am fulla ak fayda. depuis mu jàppee Karim Wade ba léegi. ñun ñoo war a am fulla ak fayda. depuis mu jàppee Karim Wade ba léegi. bu lambee mu nooy mu jàll. étape par étape comme ku yéegi escalier noonu ngay defee dictateur. noonu lay def de. waaw loolu la Sénégalais xamul te buñ ko xeexul fi ne nii le 19 moom c'est fini. ah amatul sens sax dem toogi waaw. amatul sens. mi ngi wax ay deuxième mandat mais dana toog troisième sax dana ko toog. billaay wallaay taala waxati ko de amul kenn kuy ñam dara lu neex nga koy bàyyi. amul waaw. lu ko daal le 19 moom mooy daj dëpp gi moom su leen amee liberté wala nu doon bay bon nekk kon doon ni jàmm quoi. bu mu waxee ba mu jàll moom ay élection moom bay bon tay jaa dem sax naan ay néeg nangam. amul sens sax. même buñ ko gañee sax da koy siif. amul sens mon frère. dootu am sens. ndax am na lu mu ci dëxëñ quoi ni mu ci xartoo nii la ci Sénégalais war a xartoo. jeex na tàkk. ni mu ci xartoo nii rek yaa quelque chose am na lu ne si biir lu Sénégal yi xamul. dëgg la. waaw. garaawut maa ngi lay bàyyi Aline Badara. jërëjëf. donc sama gars yi di leen wax ni am na solo wax dëgg yàlla amuñu seen pay quoi. amiin. toog bàyyi seen. donc di leen wax ni kontaan nañ ci yéen ñëpp franchement appel bi lii am solo tey mooy na patriote yëpp takku xam ni tey suñu dëkk moo soxla suñu réew moo ñu soxla tey li amoon 23 juin dañu war a ñu toog tey ba ñu naan fàtte nañu 23 juin ñu ngi ci 19 avril tey képp ku doon patriote tey war na fexe tey jour ba mu ñëw taxaw di leen gërëm di leen sant Diouf ñu ngi lay sant caatu dafa jot di leen sant wësam rek di am une pensée affective à ma sœur Ndeye Amy Dioum Samake di am une pensée affectueuse ci moom waaw mouvement dafa jot yëpp ñoom Viviane Safi Mam Sène waaw suñu jigéen yëpp ñoom madame Mayga Rabi Sey donc képp koo xam ni dafa jot nga nekk Marie Ange donc nga nekk dafa jot ku ñu tudd ak ku ñu tuddul ñëpp ko sëy yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm Madoune Diop Kees Jenn waaw Kees Jenn ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñëpp caatu dafa jot Lamine Gueye Ndiaye waaw di gërëm ñëpp ak patriote bépp boo xam ne yaa ngi suivre live bi tey waaw ay Rachid yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm Ndey Diouf waaw di am une pensée à tous les patriotes di leen wax ni l'heure de la mobilisation a sonné Marie Mbossé ñu lay gërëm waaw Moussa Ndiaye surtout Salmon di gërëm ñëpp di leen sant di leen wax nag ni leen l'appel est lancé pour une date historique le 19 avril waaw na patriote yëpp génn taxaw xam ni dëkk bi moo soxla Sénégal moo soxla waaw loolu moom moo doon tey appel bi di leen gërëm di leen sant di leen joxaat rendez-vous di ñaan yàlla mu bañ a nekk suñu dernier live ndax comme niñ ko waxee engagé wu nañu ba jour ba lépp lu mu jar dinañ ko def di ñaan nag te ni bu ñu demee Sénégal mooy gagné ci jour boobu di leen gërëm di leen sant ba beneen yoon